de la reproduction 2005 ba léegi waaye jëfandikoo ko décret bu koy saxal ba léegi moo tëwagum ndaje la ñu ko amal la ñu amaloon tey jii Génération Foot ña nga ca Zamalek ci ñaareelu jongante éliminatoire bu Ligue des Champions suñu gaynde yooyee nag am yaakaar ci def jongante bu mucc ayub ale ba ñoo gagné retour bi amoon ni jafe-jafe ba ñu gedd des na ci dellu soit ci biir xibaar yi loolaa gën a fees topp leen ñu faram fàcc ko. Panos ak UNESCO joxante loxo ngir former ay journalistes yu ñu xam solo si lalu ci wàllu libre échange ak itam libre de circulation ci espace bu UEMOA nga xam ni ba léegi des na di am ay jafe-jafe mu nekk ndaje bu ñuy jox taskatu xibaar yi opportunité ñu xam ci lëkkaatloo réewu Afrique yi ci wàllu koom-koom ana lan la wundu ndaje ma Safiatou Badiaye moo ñu fa teewaloon. ginnaaw bi ñu seetloo ni que rek lu toll ci juróom-ñetti fukk ak ñeent ak lu topp ci ay migration mu ngi xewee ci sous-région bi ute lool ak lu bëri ci askan wi lu ñu yaakaar Institut Panos jot a organisé bi leen ndaje mu di ndaje boo xamante ne rek mu ngi ñeel sensibiliser ñi nga xamante ne rek ñoo di taskatu xibaar yi ci protocole CEDEAO bi ñeel rek libre circulation nit ñi. mais bu ñu déglu média yi dañuy foog ne toujours nit yi Europe la ñuy gën di dem donc te loolu li ko andi mooy ñi ci ëpp xamuñu ne. am na benn texte muy protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens bu am bi nga xam ne mooy faciliter déplacement bi nit yi di def ci biir sous-région bi. mu di occasion itam pour directeur communication bi ci mu yeesalaat mbébétu nguur gi fexe rek ba assainir lépp lu jëm ci wàllum secteur u taskatu xibaar ak encourager li nga xamante ne rek moo di journalisme d'investigation. Aujourd'hui pour que ngeen mën a def seen ay investigation nguuru Sénégal garantit na leen un environnement boo xam ni n'importe quel journaliste peut faire son travail mais quand même liberté d'expression tamit am na waaye responsabilité tamit am na tey jii responsabilité bu rëy moo tegu ci seen ndodd. taskatu xibaar yi yuy tàggat yaakaar ni rek ci jeextalu bi leen ndaje dinañ ci am rek ay xam-xam yoo xamante ne rek yu mucc ayib yoo xamante ne rek dina leen gën a yombalal seenub liggéey ba xibaar yi ñuy joxe rek mucc ayib. xam ngeen ni dañoo jël dogal daal di dàq ki nga xam mooy directeur des droits humains ak itam secrétaire d'État pour la promotion des droits humains ak bonne gouvernance loolee di dogal boo xam ni kuréel ga ñu bokk ndax ñoom ay magistrats lañu di union des magistrats du Sénégal dañu ko ñaawlu ba tax ñu génn benn communiqué anam gi ñu ko defee méngoowul ak liy wane maandute gi am ci diggante ñaari pouvoir yi di exécutif ak judiciaire communiqué waa UMS Nanko Bakayoko moo ñu ko jàngatal. Union des magistrats bu Sénégal rafetluwul benn yoon ni ñu dàqee seeni naataango yi di Moustapha Ka doonoon directeur des droits humains ak Samba Ndiaye Seck doonoon directeur de cabinet bu secrétaire d'État bi ñu denk wàllum promotion wu àq ak yelleefu doomu aadama yi ak yorin gu sell di bonne gouvernance bu dee dëgg la ne kilifay politique bi am na sañ-sañu tàqalikoo ci saa bu ko neexee képp ku muy àndal UMS li muy ñaawlu mooy defen gi ak médiatisation bi di ni ñu wasaare mbir ci taskatu xibaar yi nga xam ne day mel ni luy gàkkal taxawaayu ñaari magistrat yu mag te xareñ nga xam ne seen jub amul sikk bu ñu sukkandikoo ci bataaxal di communiqué bi magistrat yi jebbi ci noonu UMS di ñaawlu anam bi ñu dàqee Moustapha Ka waaye itam di ñaawlu ni ñu ñàkk dëppalee mbir yi di parallélisme des formes ci bi ñuy dàq directeur des droits humains ndax ci décret lañu ko faloon ginnaaw bi ci conseil supérieur de la magistrature àndee te kon yoon wi ni mel rek lañu war a jaar ngir mën koo dàq doy sëkk ci njiital union des magistrats bu Sénégal di Souleymane Teliko ak ñi mu àndal di sàkku ci kilifa yi ci ñu wàccook bile principe ci fàttali Moustapha Ka ak Samba Ndiaye Seck ñu ngi leen dàq altine bi weesu ginnaaw téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaareelu session bu comité des droits de l'homme nga xam ne dañ faa jëli engagement yu jëm ci réhabilitation Karim Wade maanaam ñu delloo ko yenn ci ay àqam ak yelleefam. du UMS dong ñoo ko ñaawlu waaye beneen kuréel gu bokk ci société civile nekk itam di bàyyi xel ci wàllu droit de l'homme Forum des justiciables njiit la Babacar Ba moom itam da koo ñaawlu ci waxtaan wi mu dajeek Abdoul Aziz Sow mi dajeek moom. ci ab décret lañu ko falee woon njiital droits humains kenn mënul tekki ndombal tànkam lu mooy ñu jaarewaat ko ci ab décret buñ sukkandikoo ci Forum des justiciables. nit ki bu dee da nga ko nommé ak décret boo koy dindi boo koy dàq boo koy révoqué. da nga war a jël même acte de même nature mais pour le cas de Moustapha Ka dañu gis que ni
liñ ko fa jëlee arrêté la ministériel donc loolu aussi mu nekk loo xam c'est une violation de la procédure. Babacar Ba di ko ñaawlu teg ci ne xel sax mën na tey ci fu autorités yi sukkandiku ba tekki ndombal tànk kii di Moustapha Ka ni ki noonu Samba Ndiaye Seck. les éléments de réponse dañu fa joxe loolu état du Sénégal xamoon na ko depuis octobre 2018. les experts des Nations Unies interpellé woon état du Sénégal ci li nga xam ne mooy la libération de Karim Wade l'indemnisation de Karim Wade ak la révision du procès. donc ba ñuy dem état du Sénégal xamoon nañ que ni experts yi dinañ leen interpeller ci point yooyu donc kon ma jàpp que ni Moustapha Ka la mu wax position état du Sénégal la. ana lu waral jëwriñ ji gàlloo yoon gi présenté wul rapport bi wala sax jëwriñ ju gàlloo affaires étrangères muy laaj bu forum du justiciable samp. pourquoi ñoom cette fois-ci jëluñu seen responsabilité pour mën a présenter li nga xam te moom mooy rapport bi te nag bu ñu ma wax ni ma dañu amoon empêchement les Nations Unies nga war a dem présenter sa rapport périodique ci mbirum ak yelleef munoo am agenda bu ko gën a ëpp doole te ci information yi ñu am le ministre de la justice moo ngi fa woon. Babacar Ba di sàkku ci autorité yi ñu sàlloog yoon ci lu ni mel. question ba jeexagul ndax député bi di Cheikh Bara Dolly Mbacké suba ak jàmm dana introduire benn question orale foofee ci assemblée nationale ngir interpeller kilifa yi ñu indi ay réponses ci li sabab dàquk ñaari magistrat yooyu la mu def nag sañ na ko ndax député bi teewal ndaw mi teewal askan wi ci pencum ndaw réew ma am na sañ-sañu interpeller président wala gouvernement bi ci question boo xam ni dafa yitteel askanu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci kenn ci ñi nekk foofee ci assemblée nationale nekk ministre conseiller Zator Mbaye ñu teewlu ko ak Mamadou Fofana. ab question orale bu ñu sukkandikoo nag ci kii fi nekkoon député di Zator Mbaye ab sañ-sañ la goo xam te nii nag l'Assemblée nationale ga de moo ko may député bi ngir mu daa di mën a dugal ab bataaxal daal di ci woo gouvernement bi ngir ñu indil ko ab tontu ci li nga xam ne mooy yenn xew-xew yi. question boobu war ta nekk question bu teesante wala question dàggasante wala question nax saxan war a doon question bu leer nañ war a doon question boo xam ne bu gàtt lay doon bu am fayda bu am cible. bu ko defee boo ko yónneewee président assemblée moom mu xool ko seet ndax li nga bind méngoo ak règlement bi bu ko defee mu soog a saisir gouvernement bi wala président de la république bu leen ko joxee nag ñoom dañu war a ñëw assemblée tontu. boo gisee bataaxal yu bëri yooyee nag député yi di ko dugal te mujjantal ga du am benn njeexital lu ko waral daal ci gis-gisu Zator nekkul lu dul ne ñooñee nga xam ne ñoo doon def li ni mel la ca bëri sàlloowuñu ak la nga xam ne mooy charte bu assemblée nationale. question orale daal bu ñu koy posé dafa war a leer ñu xam jukki bi lii la ñu laaj fan la jëm bu ko defee ki nga xam ne moo ci war a tontu ñëw tontu ji parce que mënoo jël ci benn question nga làmb ci fukki question yoo xam ne nii bokkuñu ci leen war a tontu. parce que su boobaa tam day am jafe-jafe pour am ki nga xam ne moo war a ñëw assemblée pour tontu leen. ñoom ñi fi nekkoon député ci l'assemblée nationale gii ñu génn nag la ci ëppoon jëm ci li ni mel élimaani jëwriñ yi de moo doon teew ngir waxtaan ak ñoom ci loolee wante moom Zator Mbaye mi ngi rafetlu nag tey jii nii li nga xamante ne nii daal moo di ne ñoom jëwriñ yi ku ci nekk bu fekkee ne laaj bi yow la soxal yow moomee yaay daal di teew ca l'assemblée nationale ngir daal di ci indi ay tontu. santé de la reproduction muy wér-gu-yaramu yaay ak doomam mooy tomb bi am solo bi nga xam ne gën nañu ko yaatal tey ci ndaje bi nga xam ni waa réseau Siggil Jigéen ñoo ko doon amal fii ci Dakar ci teewaayu ay jigéen yu bëri yu bàyyi ko ci ay gox yu wuute ci àdduna bi solo si mooy ndaje bi dañ ko jagleel lu jëm ci wàllu développement ak population de façon globale kon faaw ñu bàyyi xel jigéen ak doomam te ñu gis ni bi ñu ko saxalee ni lu waa ci assemblée nationale 2005 ak léegi décret bi nga xam ni mooy tax ñu mën koy jëfandikoo ba léegi saxalaguñu ko mooy li tax ñu samp question bi ni lan moo tax décret bi yeex ndaje ma ajaratu ay chi nga moo ñu fa teewaloon. gannaaw ba ñu jógee ci conférence bu Caire ci atum 94 jëm ci wàllu askan wi ak lu leen di suqali bari na ay engagement yu réewu Afrique yi jëloon waaye boobaak léegi respecté lu ni mel am nay jafe-jafe. ce qui fait que dañ koy signer te duñu jël en compte les facteurs socio-culturels mooy maanaam dëkk bu nekk am nga sa réalité tradition am na lu mu ciy joué religion am na lu mu ciy joué environnement bi am na lu mu ciy joué donc loolu dañ ko war di ko jël di ko tenir en compte donc de ce fait suñu tenirul loolu en compte à chaque fois bu ñu signé ratifié ay protocole te duñu ñëw appliquer ko au niveau national donc problème day posé wu. li gën a soxal jamono ji ci réewu Afrique yi moo di. ndax tey jii war nañu xam ni santé droit la nit ku nekk war nga ci am accès mais pas ñuy xool ni que tey suñu aada ak suñu cosaan mayuñu lii donc nit ñi duñu mën a am accès ci lii donc loolu bokk na ci tey li tax li gën a gàllankoor nit ñi war a mën a am accès au service à l'information liée à la santé et que aussi
recommandation bi may def état bi mooy xëy na budget am na boo xam ne dañ ko alloué à la santé mais boo seetee plus de 50% de la population sénégalaise est jeune bu ñuy def seen ay vote de budget war nañu jël benn ligne budgétaire attribué ko à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. ngir yokk seen plaidoyer jëm ci wàllu xaatim décret d'application yu ni mel amal nañu ab ndaje mu yaa fii ci Ndakaaru ngir waajal sommet bu Nairobi ñu jàpp ko ci weeru novembre bi nu dëkkmal. ay ndaw ay xale jigéen ak ay jekk amal nañu benn ndaje boo xamante ni bii ñi ko seq mooy ñi féete ci wàllu société civile gi ñi ngi ko amale ci Gorom 2 lañ ci jublu nag mooy xool liñ tubaab di wax vulnérabilité muy nekkin wu jagul lool ci na mu jaadoo nit ñi di ko dundee yenn saa yi te am ci yoo xam ne li koy causé maanaam li koy sabab mooy changement climatique jamono ji soppeeku gi xëy na ba mujj sabab bekkoor ba nekkin mënta ñoŋ moo wundu ndaje bu am solo boobee nga xam ni laal nañ ci ay tomb yu wute te yitteel itam Afrique gi féete sowu jant di CEDEAO Cheikh Ahmed Tidiane Seck moo ñu fa teewaloon. ndaje bi lëkkaleeg réewu Afrique sowu jant ñaar fukk ak juróom-ñaar di ay soxna ak xale yu jigéen toll ci fukki at ak juróom-ñett jàpp ñeent fukki at ak juróom di ñuy yëngu ci wàllu mbay ak sàmm bokk na ci li ko sabab tàggat leen ci li soxal ni ñuy janoox coppite yi ci wàllu climat lu tàggat bi amee ci initiative bu tukkee ci kuréelug AFAO. changement climatique nag dama xamul nu ñu koy waxee ci wolof mu leer waaye daal mooy liy indi sécheresse bi c'est-à-dire bekkoor bi di indi ndox mi jamono bi daal moo soppeeku jaww ji moo soppeeku. gannaaw jaww ji soppeeku na te wax nañ ñu ñun ñi jàngul ne li koy soppi yëpp ci sunu coobare lay jóge sunuy façon di yàq ndox mi di yàq électricité bi di dem ci forêt yi di ko dagg te doo jëmbat dara nga nag booy di dagg da nga war di jëmbat di remplacer yooyu ngi fi beneen bi aussi xale yu jigéen yi tey ñoom lañ fi dajale pour wax leen ne ñun kat mag lañu suñu wàll ngi bëgg a wéy bëgg nañu balaa boobu ngeen taxaw yi ñi nga xam ne taxaw nañ ko ci affaire jaww ji soppeeku daal yéen ngeen xam ne Afrique ci gën a metti la. soxna yooyu bàyyeekoo ci fukki réew ak juróom bokk ci CEDEAO ñooy nekk wéeruwaay ci wàññi musiba yi nga xam ne moom moo tukkee ci changement climatique yi ak nañu koy dundee. bu ñu fi jógee itam ku nekk plateforme bi nga xam ne ñu ngi ñaan pour def ko plateforme boobu bu ñu ko defee mën a génne un plan ndax boo xam ne bu ñu fi jógee duñ ko yemale fii ndax liggéey boo bañee mu yem foofu da nga koy wutal ay jumtukaay yoo xam ne moom nga koy saytoo di ko topp ba nga xam ne boo fi jógee da ngay continuer di def loo xam ne lii dina am njëriñ pour askan wi. centre bi AFAO tijji ca Gorom 1 féete ca commune bu Bambilor moom moo dalal boobu léeg lelu tàggat di war a wéy ci diirug ñetti fan. benn xale bu jigéen bu faatu tey jile ci suba ci jàmm gën Sicap Mbao waa police génn nañu benn communiqué bu ñu teg dëgg maanaam précision ci xew-xew boobee nga xam ni am na niki tey jii. nee nañu 6h30 du matin ci fajar tey la ki nekk chefu poste police ba nekk ci jàmm gën Sicap Mbao la ñu ko woo informé ko benn accident bu am boo xam ne am na ko ci faatu ndaw saa nga tudd Yacine Sané am na lu toll ci fanweeri at ak benn doomu Seydou ak Germaine Diop daanaka jigéen la woon ci kër maanaam ménagère la woon ma nga dëkk foofee ci jàmm gën Taïf bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu waa police nee nañu ndaw si dafa dugg ci benn kaaru Njaga Njaay ay samba booy tatafu saagam ngir sàcc ko daw ak moom mu yóotu saagam fekk kaar bi départ ci la daanoo waa sapeur pompier ñëw nañu jël ko di ko yóbbu hôpital la Dantec mu mujj faatu ci yoon bi teewul yóbbu nañ ko ci l'hôpital ba ngir def ay autopsie ki doon dawal watam Njaga Njaay ba teg nañu ko loxo lañ ci jublu mooy compléter enquête ba loolee mooy xibaar ak leeral muy précision yi bàyyeekoo ci police bu nationale. football génération foot ña nga ci Égypte ngir jàkkaarloog Zamalek muy match retour ci aller bi génération foot ñoo gagné woon retour bi itam dañoo deboon ñu bëgg leen a yóbbu fu bokku tëg fi waa CAF waajoon waa génération foot lànk amoon na ay coow yi ci amoon sax ci cëppaandaw ji nag mujj nañu la dëppoo ci kaddu ci wàllu arbitrage ak fi ñuy amale jongante yi ña nga fa suba ak jàmm la jongante bi mi ngi tënku ci éliminatoire yu Ligue des Champions ki nga xam ne mooy tàggat xale yi Déni Biram Ndaw yi nag am nañu yaakaar ci jongante suba bi ni daan ci am ndam ay kàddoom moom Djibril Fall ñu teewlu ko. Se mettre dans la tête qu'on est des compétiteurs que certes c'était déplorable. ñu def suñu bopp kan ni ay compétiteurs lañ naam sax amoon nañ ay jafe-jafe lool li fi jot a xew suñu match bile nga xam ne dañ ko waroon jongante te mujj ñu ko jongante waaye teewul wax nañu gone te ne mental dina am solo lool ci bile jongante moo tax ñu wàcc bàyyi xel ngir rek kenn bañ leen ci rek jiitu ngir mën leen ci gagné. ci Afrique lañ nekk nag yu bari dañ koy ñaawlu ci fii dëkk bi waaye teewul dañuy wéyal suñu préparation fexe ba xam ne rek dañoo ñëw ngir rek gàddu ndam li ci kanamu Zamalek naam Zamalek équipe bu mag la
waruñoo tegg benn yoon suñu tànk ndax ñoo leen daanoon ca match aller ba ci Sénégal moo tax mbir yi demee ni mu demee nii ndax ñoom tam dañoo bëgg a jàll moo tax warul yomb ci ñun looloo tax suñu wàllu wàccaay ci wàllu tactique ak mental lañ ko gën a def ngir rek ñaax xale yi laata ñuy sóobu. Pour le jeudi pour pouvoir faire un excellent match et arracher la qualification. Djibril Fall mooy coach bu Génération Foot. yaa ngi jëf bokk yi ci kolo rek kolu teef geeg bàyyi xel gi ci Sen TV foofu la ñuy ndax keppe xibaaru guddi gi ci kàllaame ko ci barma maa ngi leen di jox dox daje ëllëg ak jàmm incha allah lu may loolu itam maa ngi leen di